أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. Hello brothers and sisters in suma mbokki Gambia ak foo leen mun di nekka maa ngi leen a nuyu ci suba si nii from Grantham, UK. Time is 8:45 fii xawma fu ngeen nekka ban time la moo nekka foofu baadiŋol mbaal be konton na di jumo somandala ka bo Grantham jang United Kingdom o nal bena kachala kachami yalanko a important ba kele ndombe la flale albeya batu fo programo e bang ndum nimbe programo kono fanan be sa kata nga sea platformol to dami yalanko nga lonko Gambia no lebiji because ni aje nga wofo na banko la nyato tala bije so banko na wala nyato tabe ko kunto banko dingo bele la do ko mo pruye kafuje nga niol kafuje nga symbol kafuje fo ngaje woketale. So suma mbokay lima doon wax mooy ne li may indi ci programme bi nii dafa nekk loo xam ne pour Gambia la parce que su ma ne pour Gambia la ci biir waxtaan bi dina indi reason yoo tax ma ne lii moo gën a am solo ci lu bari liñ nekk di def on Facebook. So leen gisee t-shirt bi ma sol nii moo nekk foundation boo xam ne register naa ko Gambia about 6 months ago. So mbadingol nganyendani ko min dunteng wolem foundation oti miya lonko nga wole register Gambia indu nadiyata alaye mol be ba jelalate mela banko kan because bimbe damin to jam fata banko kan bakele tambira CRR lale indung mu jamal le beje meni ya lonko ikafuta jele bari amanda woto abetala le fo fatoto wala koina Gambia danta dawo danto indung Gambia do babe dawo danto mba kata kanne purka wolbeke under one umbrella minati namba kata la nga wolbeke under one umbrella wolem nyinti ko biringan na banko ya fango soto anin sign tema kulle bekere mini ya lonko amam falinno indung nta majigi ko president binala no mimba falinna no kato president ol minwe bebe sila na bankoto ibe saratol letar la lari wo office to saratol min ya lonko ye Afrika wala i dunia mume bele ben yaje saratol min be kela bankol la kafola nyola fankola karolla wo bati nala banko bankun ibe wo agreementol kela pour la fengol sena wo banko do kan kana ke wafije aka domoje
bari ntol nga jibele na banko anembe banku nga banku dol minni long birin tamatam futata banku dol minni la nga minni tara woto anem nga mintun na banko to fatatale so walla yatinna ntol dol meta nyam platform molto janne but birin sita platform molto na activism tata ku kiline kan wala bata membe na mol kan ntol fangol wuluta fuare ya min kono nya yeleta je fo ala la kero ton tol futata tubabu du jambar nyen tubabu du futo fanan aketanin kule la mi ya lonko amanke ko mole nata ayen tol so wosilo la barin tol fangol wulitan tata nga nyasi fom futata no nyin dulato bedamin to jang ndun tol futari nga kola fanan nga jelen do nyol hanisay wol fanan be wosila kilingol takan ibina kan bari ninga jibe pin na banko be foka min na min keta wo funding kelti min yalon koy bebe kata ke kande purukana dunia nyin karado la kana nyin ndiro la jebe fan sambala damento ning nsita ka wolfo indung biringa na platform yelen ka wolfo bakele bari nte fanga wuluta min kono min keta mfanga wulula altingaje e mun doku sifala ke Gambia banko kan yentol balundi bawo ala ye tol karfan tol motan anin kilinnela yentol balundi nyamin fo bin tol fananketa alfaltino ke balti itol tata bari ngeje be min ke kan Gambia banko kan hani say ngaje inyongol be wala ke kan banko kan mbadingol bankuta kerin dunia kono mi ya lonko asetano a tara abuka fandanyini nalia programo la title jibe ngamine safeje fengo domo mi ya lonko ye wala fi isaji ibe tar la jikiri fango sembol la ibe fango la domoro ibe wala tale ba domol bari bi ninga jibe problemo min ben na banko kam min fango yatin nan tol nganyim foundation o tanga form wala mintin sitale nga jibe the greater Banjul area mume be domoro minka consume wo ma fangol luwolum so ala nata kende ba ma fanan na dindi ya mume be kono ngaje ay marché to firo laki akata si marché le to ay tabulo le soto je bakaw marché to abota je nsawunta nan South Atlantic akata si Newtown marché to aka firo ke wodo wo firol itol sate musol nim bakaw lem Newtown lem yajal ye gadinol soto le dami yalonko wularo ikata doko ke woleto bari ila wo garden fengol fana ning iman si puru la firi fengol isaje so mandai se sori yeta sere kunde kadamim fo sandika yeta ye la vegetable ol dol san wolto yena itol fana ya firi kuke ye la profitol soto je yaji so wo profitin dingol ntol bama nyul kam balundi walla kana feto fatol sa wolela fo ala yaken tol fanam futata barintol wo watol be na wodindi ya fo nya yeleta fo birinta futata ja wotole nata mbama fonyondi wo marché to firol woto salon ko kule mi yalon ko important tele because nine tol la family tano ay tol balundi no ay security din tol la fontol tatan kebayata mbabe wo firi kiringola wo marché to fo birintol nga kuno nata nga mbabondi wo firo fana akata bulala de ako nga tabulo kay kordadato suo kono isaje ate wulila kata firo la marché to barako saya be retire la abe sila suo le kon bar bi ninga wo jibe na banko kan ninna musol wulite kata marché to ni tata marché to ikamum fensi falle sai kamim murundi nan suo kono yana ya tabi ya londi dingol koto wotole ngaje ko ntolla banko hanin ka fansoto min fango foko ngam fansoto le ntol ngaje wolete ko wo fansoto fango a manke tale hani sain katu banko
la population o be siyarinda min to ni woto jibe wala balurango mo minti aning itola nidia kuol be sujiri minila ila hadamayal be sujiri minna a talante mume be ka bo bantala kananan wo banko kan bari nata jibe na dobal ndefongo ma wolom fo biri nganyim foundation o ta nga form bi nga agentol soto mini ya lon ko ikata sate ikata banko e santolale so biri ifutata wod lalto ye mitinol organize nga forumol form yajel then farmersol bi jurumol lebe wo forumol kono banko dawo danto nyomi site to up to the border yeta all the way CRR URR son tol nata jibe wolto ngaje ko fam solbe Gambia banko kanne anin gadinol mini yalon ko itata fo musu keme saba anin fembe do ko la wo gadinol kono. In some of those gardens mansakunda fangole nata I would la sansang I jiokeje ibe do ko la musul be do ko la boku ba doku kende ba bar muna mula problem di walati nankon na bi kacha a important dale because mini ba important lela problem ol mini be larin na banko kan mini yalon ko important ba kele wala mun na banko balu nyati bimbe wala kachala indung ninkon na banko ya fansoto banko la fansoto be kala mineti wolem banko dingol ni wala balunya sono yata yaje banko la fansoto be kumasi la waleto bari banko la banku dingol nim fuarol siate koto enim fuare ya fana limito le soto ni wol limito laino mimbe jita way dumala aka batale nafe walate na tubabol ni ben tolla fuare ya fola isafako fuarol mini ya lonko ibe wolla no e dumalale wolen ya jibele hadamadi wo hadamading yaji ibe banko minkan ila domoro tiloto nyanta jelle soto la puruka domo tiloto yaji so wo mako ni jita way dumala dore salan ko tela fuare ya abela hadamadi ya aba affect lale in some way wala ti namba dingol ntol nga nyim foundation o tanga alonde Gambia indum bi abe daminto alata kola abe sembo soto kambake banko kanni mine wo sabu ikoni tata hadama dingol ka yefengo foy mi yalonko wala mula ha ila hajoti ila balu be sujiri mimbala ibe tulo lolo ilale nali nyin gadino jibe nyimmu gadin baleti yaji nyini gadinol wol nyon chemol lebe ntol koto na foundation o kono bina fola lele nyini la problème mo minti nyim musol mini alkaje teng indung nali nyin lano fangoto jibe alba jelale ko ku jamale manketa je memu banko fangola fertilizer ti yajel ni banko jibe mi yalonko a banko betiata pour ka fengol fi betia iba jelale ko nyin amamulu wola bari mansa kundale aning NGO le makoy foy futata nyindulalto jang barbi nyim musol kamin kumbo yajale dindin keba ibebe je ibe wato min beke la kana nyindulato ke sembo bondi ka nyindo koke yajibe ye nyim fifengol mini beke nyindulato yajal ibe topoto sifa min dila la fo janning ibe sila katirola nte laftantol Gambia dingol be ye woleta nga kenna miro to nga jibe
ning na musol tata nyin gadinol to teng ya do jela adingo be bamburi nga koma ya jela na be jimila ne nyin dindingo be jimila le na be wuli la na e wuli ye baroke ye fifengol kije every day ye wuli ye tawo fifengol to ye jibong foni sita saim bi walam nyin la problem oti so biri yaje konte nga foundation o tale nga londin ko nyum foundation o nde fana nga kumo tara Gambia le biri sa dawda time o woya fo yaya jamme fana nata woya fo bari maja ketano Gambia so wala wotole nde fana nata sacrifice na platform o ton kala fo mimu Gambia la problem oti tulfu warol be mingne kono isaje nga blame government kan yaji indung hani saying mba blame la government kan because government la responsibility lam part of ila responsibility lam purka wo sama dolal makoy amulta bi nte la foundation obe minke kan Gambia man sa kunda laddu ko mu puru ay wo possibility ke Gambia fama solye yaji amulta dronko mbe linko le kekan within the Gambian farmers and in the consumers all yaji because bring a foundation or register nga dindingo leta mfango kan nakodo bondindi jang nga register wala la nyinti sa tol ming aliya jembala albe wala jela dindingol bala ibe lola marché bundal to inila file sol ibe mbanyol batule benadu na marché kono bari momo be dunna ibe la file yele lale yenyin sama dolal tandila wo file kono yajel anika prodogol mini bondi wo gadinol kono ya tandila ko nyim musol mini be batala nyim nyakol kono biring banjul fo koyna ila bata mandan kunko kono ila bata mandan nako kono puruk ni wo good sol mota puruka wo wafi fanan indung wo wafi robe koleala nyamin fanan ila boyole be tarlaje katu nila wo wafir fengol mambang abe tinyala bi nyinna mu problem oti mi yalon ka be Gambia indun tol lanyim foundation o nga wulindi purka wo batale bondi indun ko mba bondi la nyami wolem tol Gambia dingol be kafunyola nga kalamutaroke ku kilin ko ntollem domor laldi nka min be domor na suwol kono dukare altol min benjibe kan alnyim programo tal ya sea because laftale ay futa Gambian kol bela bunkono mini yalonko imu banku dingol ledi isaje nse kala mutaroke sign na wato ti purunga kala mutaroke problemo min benyen na banko kan indu nyim foundation anata kawo problemo le bondi inda manke problem ti bati fango yajel kala mutaro dorombe wala kala so bi nga timo sotole memu marketing team oti anin the media team wala kafuta nyola Gambia ikata restaurantiol min bebe Greater Banjul area ni tata ifutatela ikanyine ko indila ko ntolnga foundation o soto Gambia banko kanne bara foundation o it is a charitable foundation mi ya lonko mon profit nyini je bar banko la nyato ta doro lafta wala walem Gambia ba fan soto la nyamin so ntolnga jele ko Gambia la fan soto follow na fengol min bebe dirim bantala bankol ke siata le barim na follow mba follow la min na walem Gambian kol ye fango danyini indum Gambian kol be fan danyin la nyami mba jibela le fo na sama dolal ka fenne doku miya lonko ase banko danyini no so woto le biringa na mapping ke fon pareta nata jeko Gambia la problemo manke ko man sama dolal soto indum birin na timol fanan tata restaurant olto yaje hani tubabol fango ye wolle foye iko Gambian kol foye ka doku o kela bang katu wo restaurantiol mini bebe Senegambia wol ma fango lakata all the Greater Banjul area wolka good soul minita ike sang pruke tabi wo restaurant ol kono wolko woka bonang Senegal le aynana fente
fo ila aje balia itolla wo maketol to bar birintol nga na risajen ken nata je ko Gambia fana manke koy mantara doku wala de na molbe santoto ibe doku wala doku kende bar wo musol la fana murta nay natan tolkan sa ko biri ya moy kon to la foundation be tol be marketing le ñini le tolier in the greater Banjul area wala fa ngoyati ne nata ye ñim foundation mute bambuta koma because minem ye kumala moy je mi ya lonko ay tulo faale katu itol musol yajele ko ilawo itol musu keme sabobe garden kilingo min kono ni la fengol tata fa mota ye kati iko ke firinya min ni e wafi jama katinye bulle katu naman bandoronga katinyale fente for there is no storage for them bonte ngamira mansa kundale nyanta maketo tala aya creating na fama solie then membe la fifengol tala aye imutakuye ye last long ay wo facility ta ya londi yeji isaje ni batate la gardenol to yo wodo kuolke atekele tinyaroti kato ye symbole ke wodo kuoto ye symbole ke wo kunkolto ye symbole ke wo gardenol to ibe jisabol min la kolongol kono yaje government tata le modol duladol komi nganye musol mini tandal la te min ya lon ko be nyin gardenol itolle tata e wodula sansang ye jio keje wala tina sometimes ninga jibe barobe tarla loringa ba folako na development project all but nyim development project all Gambia be mountara opportunity sotokan yaji so mol mini ya soto wolfanang ibe bata kono le katu la fifengol buka sanno anyanta sanna nyame so mbadingol nyin nati na ntol nata nga nyim foundation o ta nga create bar nga create nyin ne kam ko ntol Gambian kol bele la do ko mo puru nga nyel londi ninga nimbe ka futa nyola momon ila suo kono ila dimba yali ko e ko nal tata marseto al ka fere ke al yalom fengol mini falintan na Gambia banko kan ibe marseto so sign to la foundation be wala try kan sign mbitale wo musol mini tabulol be bulu marselto nibe kacha kan ne sign indu be so far nimini be diamute be d'accord tala ko nintol pareta doro be wok ibe wokelal walem mbe uniform le dile la soutir langol le dile la isaje ninnim publico diamuta dindingol mini be musol batula marseto silol kan niya foye ko nal tata marseto alse Gambia fengol sang isaje wodindingol fanan sa fono e tolye ko nal tata marseto nal ye musol je wala table tiol je mini ye nying uniform sifa dum wala nyin t-shirt wala nyin epranomi ka dun teng nal ye woje remember la alsalon ko wala table mume be Gambia jabol le beje Gambia potentiel le beje Gambia mentengol le beje nal ye wol sang wol ye wosan to la do bal le blokon yaji so nal to ye wosan wol bul wol fanam be murla kotenke beta wo do bal ya kotenke yeta dol sang ibajelale wo kodo be na be bolal tol bulle barabe murla ntol fango le bloko na be tulan na banko le kan but say nintata restaurant olto mbe wolfanan talam be inform kan about the Malik Mane Foundation wolfanan control yeko alla supply be kala nyaadi le katun tolka ntolla supply yo kabonan Senegal yaji then ngaji jele ko there is something wrong here, there's something important that is missing here in the Gambia. So nyinem quote ntenga mira bi ntol Gambia dingol be nyanta jebelale yaji Ray Brown, good morning to you. Well ntol be nyanta jebelale kajeko there is something missing in the Gambia, and it is something that is of importance. Unless we start to concentrate
on what we eat in the Gambia, then we are nowhere near independent that we call ourselves. Because all this food that is imported in the Gambia, that we make ourselves used to, so much so that some of us cannot live without them, is what we have to train ourselves. Today, this imported chicken coming from United States of America in boxes, the frozen chicken legs, that most people in the greater Banjul area today are eating those chickens. But we should start to think, how long are we going to be dependent on these chicken legs? What should we do to take off our dependency on these imported chickens? Wotolem bajalako, ningan na poultry and animal farmers sol sembentu ya, ibajalaleko. Ntolla fansoto be kumasi la walato, because natara bebe loading, nkamira ko ngam fansoto le wen. Ntol ninna patil sita, ninna kuliol sita, ninna dinal sita, nkata minni sanga ke wo tabirol to, wolbe ka bonam bantale ikanankang. Walati nabi nyantang hakilotula bake na mbe baluka nyadi le banko kan indun tol nata puruka wala falling. So walati nambe appeal to all of you, the Gambian albe dawodanto alna nga nyoma ko nga kafunyola ntol nga na banko la problem jele na sama dola la problem o nga jele already ka bondi mbe nidla mbele la ngambulo dundi je nga bondi indum ba bondi la nyamin nemba folo la suwol le folo kono nga fonna moli ko naltata marseto al Gambia fengol alita aliye sang ali fatam fansa mim poto Gambia ani mim mambo Gambia mim falinta Gambia ani mim mam falin Gambia then mfana nga concentrate mbe mim fi kan na banko kan nanata marseto. So ate mela alben na team jela ibe fintila Marcel to every Marcel mimbe a greater Banjul area albe dindingol jela musol sunkutundingol ning kambandingol failol bebulu ibe musol batukang Marcel to bundal to albe jela ibe dunna Marcel kono inim musol betarra diamol la nyinem siloti mi yalonko simfa nyala mi yalon kombe na banko tala lamba bondila abe semberi minila. So ninko independent asaterete mari ka balu minna tiluwo tili ka balu minna aka boy fangola banko leto naka boy fangola banko te salonko ite independent ale yaji barite ko independent ale ite ni bulta selo be min domola ibe tilina mburo min fango kan yeta yasa yake la dimba yaliye wo mburo kadeda forinyo min na mambo Gambia banko kan ibeta ibe mano min tabila yalo idingol koto amano mambo Gambia sa ifango nyininka sa inte kabalu nyini min na things sela wo selang konto wating sima wati wo sima wati nin nyini man na nyim banko kan nte ben nin na dimba yal be balula nyaadil wotole albena jela ko be sirin jambe min foka nin nam di only siloti mi yalon kontol ben fan kantala le ngam fan sansang pour soma kam nin ku boyta dunia kono mi yati na kulungol bukana non to labadal to yello nyin sisi kulungol minni kana nyim bagasol be sambanang nin ku keta dunia kono fo sisi kulungol bukana nan ibento labata jela wo watol indu ninko ne wo wato sitan kana bata alnga wuli nganna fama sol folo sembentu ya indum be sembentu ya la nyamin nie fefen doku ntol nga tray nga wodomo bawon tolle ka wuli luwo lun katanka nka sandiro ken na fengol alnga tanga sandiro ken na fengol Swamboka ilima don wasi sose moy ñun liñ taxawal Gambia tey
du yàgga di ngeen ko gis in Gambia am na sax wante amanguñ doole because nekk egganguñ stage boo xam ne media bankos publish wante suñ eggee time boobu di ngeen ko gis on the national TV, di ngeen ko gis on media points, on news headlines. Lii moo ñoo mun a génnee si weeru biñ nekka on the outside world. Tey dafa am ñoo xam ne xamuñ sa yëguñ sa ban problème lañ nekka parce que ñoom ñu ngay jóg every day di am lu leen neex wante ñooñu dama leen bëgg a wax ne every day suñ jógee fu ñoo solu sax nañ seetaangum seen boppa bu baax a baax yan façon yi bagage la ñoo jël teg ko seen yaram bañ seet seen boppa si seetu bi kontaan ak suñ jógee foofu suñ demee su dee pati lañ dem su dee lekka la ñoo dem su dee time añ la su dee time reer la nañ leen seet si bool yooyu lana fa nekka loo xam ne Gambia la faaxee ko su ko defee dinañ xam ne ñu ngi taxaw fu dëgër te suñ independent biñ nekk di wax ne dañ am independent unless ñun Gambian ñu commencé di lekka loo xam ne suñ dëkka la faaxee ko then amuñ that independent because tey tanki ganaar yi ngeen nekk di jënda seen parti yi seen xew bu nekk ngeen ne tanki ganaar yooyu ñoo gën a yomba bàyyi ngeen suñ yàppa yi ngeen ne nakalaati jën bi munatu leen ko afford am na time boo xam ne gis naa baana bu taxaw si marché bi sax ñu ko interview mu ne ñoom méegatuñ xaalis fi mu ne nii because of nit ñi dañ dee gis ne njëgi yàppa bi dafa seer dañ dee gis ne njëgi jën bi dafa seer so ñoom yëpp ñu ngay dépend ci chicken leg yoo xam ne America lay jógee di ñëw Gambia ñun naka la ñoo dem kanam when ñu jël that American chicken leg ñu foog ne mooy the best for us suñ génnee ñu lekka ñu jënda ñëpp ñu def ko suñ parti léegi ñun that American, how to call it, factory buy produce those chicken legs ñooñu lañ nekk di leen dimbale di barkeloo seen économie ndax suñ boppa lañ nekk di barkeloo lii laa bëgga ngeen understand pak taxi lii moo tax Malick Money Foundation mu ñëw Gambia utuñ si benn profit the only profit buñ si bëgga mooy suñ réew mi na nekk di dundal boppam te nu ñoo defee noonu dañoo wax ak suñ yaay yi suñ sisters yi képp kuñ gis yaa ngi téye pañe di dem marché dinañ la stop ñu waxaa yow waxtaanal la ba nga egga marché di la wax ne soo demee tey légumes yu ngay jënd si marché bi tey nga def ko sa pañe bii nii mégal soo ne bu Gambia la te nun ko defee dañoo njëkkee si marché boobu njënda njaay yow yu nekk si marché bi ñooñu yëpp la ñoo dem ñu waxaa ñoom wan leen la su dee nob nañ suñ dëkk bi dëgga nañ leen start di mun a ràññee suñ Gambian product because suñ pharmacie ñu ngee liggéey gaa yaa ngee liggéey seen na jum yaa ngee yaaxu paksi amuñ market bi te soo gisee man ma ñëw ma mun leen a wax lii dama taxawal foundation bii nii ma am nit ñoo xam ne dañ dee dox dem dabi ji pharmacie yooyu ma set up forum yoo xam ne dama dee invite those farmers ñu ñëw te bés bu nekkal tey léegi nit ñaa ngi yokku into those forums because dañ dégga lu neex seen noppa képp koo xam ne yaa ngi sega di béy bugga nga loo béy foofu su ñoree mu jar nga lekka si lu des nga jaay ko nga mun a am dunda bu neex indi Gambia wante tey di saddest thing mooy ne suñ ground growers yi seen boppa sax dañ dee ñëw ti traite jotee dañ dee dem Sénégal jaay ko fa because ñu ne Gambia government mënuñ leen a offer a good price pour seen gerte bi so ñun Sénégal la ñoo dimbale ñu develop wala Gambia lañ war a dimbale mu develop
lii moo nekk loo xam ne loolu laa bëgg a waxtaan ak yéen tey suñ réew mi suñ buggee ñu dem kanam nañ leen understand suñ boppa nañ leen xool suñ boppa ñun mi nekk diaspora suñ demee shopping si supermarket si nañ leen seet dëkk yooyu naka la ñu nekk di dundee ba pare ñu seet suñ boppa indi Gambia ndax ñun nu ñoo dundee is the right way so ni ma leen a wax nii dafa am ba pare de wante man mënuma koo def man kenn dama bëgga ñun yëpp ñu jàppoo si ñun yëpp ñu dugal si suñ loxo ñu mën a save suñ dëkka from dependence bi mu nekk nii nañ leen depend on the outside world on other things but wante suñ lekka nañ leen ko providal suñ boppa suñ pharmacie suñoo deewoo di liggéey si garden yi ak si tool yi nañ leen try ñun mi nekk Greater Banjul area ñuy lekka li pharmacie di ji one moo gën a baax moo gën a fresh te moo nekk a chemical free product ñun mi nekk Europe fii xam nañ suñ demee supermarket benn si aisle bi benn portion rek lañ dee gis boo xam ne ñu binda fa organique te yuñ binda organique yooyu ñoo dee gën a seer than the rest of the wide range bi nekk si biir supermarket bi waaye soo gisee loolu di am organique moo gën a baax moo nekk loo xam ne spray wuñ ko seen chemicals yi nii so the European ñoom seen boppa suñ demee seen supermarket ñuy am that choice lana tax ñun Gambia fi nga xam ne ñu ngi use natural fertilizers man suma forum bi léegi barki démba am na jigéen bu ñëw from Serekunda mu vidéo bitikam bi mu upload ko but the first farmer bi ñëw pour waxa moom def ko ne seeds yi nga indi nii yëpp dañ ko dee soxla te baax na pour ñu xam ne yaa ngi koo jaay wante ngir yàlla poison yi nga def butéel yi nekk si kaw bokkut soo si ebo nga génne ko si vidéo bi wax si ñun ñu ngi try pour génn si lii ñun bëgguñ benn poison benn lifin fertilizer bu nekk si butéel nga ko mix di ko pomper sa giw ñun loolu yooyu yëpp dañ ko bugg a éradiquer indi Gambia léegi ñun suñ nit ñi am nañ seen own local way boo xam ne dañ dee defal seen own chemical boo xam ne neem tree lañ dee jël xobi neem tree lañ dee jël def ko si bañuwaar def si saabu fóot onasanga ak laaj jàmbat ko bem mix yëpp den ndox bi ñu siit ko ñu ne ndox boobu su sax yi nekkee si seen giw yi garden bi suñ ko spray rek dañ dee daw onasanga so boobu foofu la gaay réaliser ne loolu moo gën dan these chemicals yoo xam ne ñu ko dee jënda o ñu leen ko indil ñu ko spray on those gardens ak yooyu ne di the long run baaxut si healthy nit ñi te lii it is a step in the right direction looloo tax man tey maa ngi bëgg because fi mu ne nii ñaan yu ma nekk di am sax from all these farmers doy na ma loolu dina gën a tax sax every month ma génnee suma salary ma dugal ko pour lu leen a dimbale ñoom ñuy dem kanam but dina baax torop pour ñun Gambian si understand ñu seet ne lii it is very important for us time yi Yaya Jammeh gis nañ ko even moo xaftaanam yu weex yi sax daf daan dem jaxali pàccaat si rice fields yi gis ko mu ngee dox maalo wante mu ñu doon wax ne eat what you grow what you eat ana kàddu bu gën a rafet lii xam nga nit ki num nekkee sa noon su la ne miinalal sa boppa si lekka yoo xam ne sa dëkk la moo jógee I think kooku daf la wax loo xam ne dina la gënal even su nekkee bugguloo ko sax wante wax bi mu la wax noonu soo ko jëlee yow la moo njëriñ so nañ leen try ñu continuer lii man start naa ko register naa ko foundation bi it is in the Gambia wante fi mu ne nii suma main problème sax mooy
xale yu ma soxla xam nga pour ñuy génn di dem si marché te maa ngi leen a toppatool equipment yuñ bugga yëpp xool leen t-shirt yaa ngi nii t-shirt si anybody nga nekk UK wala diaspora xam nga pour support ñu ngi nii soo ko jëndee si ñun xaalis bu ñoo am si t-shirt si nii ba pare yaa ngi advertise eat what you grow moo nekk suma gannaaw mbuba bi soo leen xoolee suma mbuba bi gis ngeen eat what you grow what you eat so man li ma bugg a def because man suma xaalis laa dee jël di ko dugal si foundation bi nii registration bi you won't believe ñaata how expensive it is xam nga se fi mu ne nii tam si skill center bi si skill center bu ma bugg a indi Gambia tam maa ngi am boxes all over my house te nu ma ko dee amee dama dee seet on Facebook second hand tools yi xam nga Sunday markets yi nii te any of you brothers yéen mi nekk Europe fii soo leen a doxantu on Sunday ngeen dem Sunday market su time Sunday market jotee time summer time xam nga soo leen génnee ngeen amee 1 pound 2 pound seen pocket ngeen gis ne tools yi suñ ko jëndee ñu yónnee ko Malick Mané mu def leen si carton yóbbu ko si workshop bi ñoo def foofu then those youths yu nekk si am bi dinañ am chance pour dem si those workshop su dee carpentry la su dee welding la su dee mécanique la dinañ mun a pick up something from there